jile Bril nekk di artiste waaye itam nekk lii di compositeur maanaam koo xam ne day defar lii di musique ñoom ñaar déggoon nañ leen jamono ji passé ci ay problème yoo xam ne doy na waar lool Sénégal gi ñëpp jugoon di ci wax ku nekk di ci indi ay commentaires site internet yi di génnee lu ne di ko wane jëm ci kii di Bril ak kii di Dieyna wax ci joxe ci ay information yoo xam ne ku ci nekk sosal na moroomam waaye itam ku nekk mi ngi naan kii di Dieyna génnee na information yu doy waar lool jëmee ko ci kii di Bril waaye itam Bril moom dafa porté woon plainte kii di Dieyna ba taxoon ñu tëj ko loolee moo waral suñuy naataangoo yi nga xam ne ñoom ñoo nekk fee ca Seneweb invité woon leen ci ab plateau ngir ñu indi ay leeral jëm ci seen problème bi ñu amoon ngir sénégalais yi gën a comprendre mbir mi nu mu demee woon waaye itam ñu indi ci ay leeral Bril nag moom nee na kii di Dieyna moom moo bëggoon def li nga xam ne moo di musique maanaam génnee ay son yu bees loolee moo waral Dieyna ñëw seetsi ko bi mu ñëwee seetsi ko nag moom Bril waxtaan na ak moom ci ay modalités de travail am xamal ko moom naka lay liggéeyee waaye itam ñaata lay fayeeku ak ay liggéeyam nan la koy doxalee ci la Dieyna accepté nangu ndax moom daal nee na kii di Bril gis na ay qualité yoo xam ne mi ngi ci moom yoo xam ne mën na ko permettre fi mu bëgg a yegg ci musique moom mu yegg fa ci noonee ñoom ñaar lañ tàmbalee liggéey boo xam ne nag tout était professionnel lépp dafa tegu woon ci wàllum Dieyna li mu bëgg Bril defaral ko pour carrière am mu mën a lancer woo waaye nag ñu doon dem ñoom ñaar petit à petit di miinante te ci miinante boobu noonu Bril nag moom nee na seetlu na ne Dieyna am na potentiel boo xam ne war na mën a àgg fu sori ci lii di musique waaye nag dafa am loo xam ne moom moo mujjee juddu ci seen diggante mu di mbëggeel googu nag Bril ak Dieyna ñoom ñaar ñëpp nangu nañ ne du ñoom ñaar ñoo ko bëggoon du ñoom ñaar ñoo ko forcé waaye la chose est venue naturellement maanaam bi muy ñëw ndogalub yàlla dong la yàllaa ko dogaloon seen diggante ba ñoom ñaar ñu bëggante ci lañ commencé nag ñoom ñaar nekk di liggéey en même temps aussi ñu nekk di génn ñoom ñaar nag jot nañ liggéey bu am solo ndax ci interview bi Bril daal moom nee na moom ak Dieyna jot nañoo def ñaari son yoo xam ne ay cover la maanaam dafa reprendre way boo xam ne jot nañ koo way ba pare benn bi mi ngi tuddoon Habibi beneen bi mi ngi tuddoon Yaay te ñaari vidéo yëpp ñaari son yëpp am nañ lu toll ci 1 million de vues ëpp na ko sax am na sax benn vidéo officielle boo xam ne Dieyna jot na koo def mooy Dina Baax ba nga xam ne am na 9 millions de vues maanaam daal ñoom ñaar ci temps record maanaam diir bu gàtt jot nañoo liggéey bu am solo boo xam ne daal li Dieyna doon xaar ci Bril gis na ko Bril itam li mu yaakaaree woon Dieyna gis na ko ci moom waaye nag dañoo jékki saay seytaane dox seen diggante laata Bril ak Dieyna di am problème ñoom ñaar dañoo commencé di génn bi ñuy génn teewul ñi ngi doon liggéey ci seen studio di enregistrer ay son Bril nag nee na moom yàgg naa liggéey ak ay jigéen ñoo xam ne ay star lañ fii ci Sénégal waaye amul kenn koo xam ne mës na ci am ak moom benn relation amoureuse wala sax mu am benn affinité bu tax bu ñu wàccee liggéey ñoom ñaar ñuy wootante wala ñuy messageante di waxtaan ci seen vie privée Dieyna daal yàllaa ko xiirtal ci moom nee na daal destin la maanaam ndogalub yàlla la rek moo tax ñoom ñaar ñu tàmbalee génn waaye nag problème mi ngi tàmbalee ci lan Bril nee na kii di Dieyna dañ ko conseil yoo xam ne moo ko yàqal ndax ñaari nit bu ñuy génn day am nit ñoo xam ne ce sont des personnes mal intentionnées ñoo xam ne dañuy jóg pour jéem a yàq ab diggante surtout que Dieyna ñëpp xam nañ ne dafa amoon problème ak kii di Diop Iseg ba amoon ak moom doom ci la ñenn ñi doon conseiller Bril jëm ci Dieyna daal naan kan moytul xale bu jigéen bi ndax dina la yàqal lu bëri waaye Bril moom nee na maturité bi mu àndal ak xam nit ñi seeni wax ak seen jéem a yàq loolee moo waral musul jéem dem ci li nga xam ne moom mooy liñ koy xalaat jëm ci Dieyna ñi ngi ko doon conseillé sax à ce que mu jël téléphone Dieyna xool lan moo ci nekk waaye mosu koo def ndax maturité bi mu àndal Dieyna nag la même chose moo ko dal ndax ay xaritam ñoo ko conseillé à ce que mu jël téléphone am xool vérifier Bril lan la nekk di def ndax daal dañ ne ko Bril mii dafa nekk di doxaan te day wër ay jigéen gëmu la te sentiru la lim nekk ak yow dafa nekk tout simplement di profito ci yow loolee moo waral Dieyna Baldé jël téléphone kii di Bril bi mu ko jëlee nag gis na ci ay message waaye nee na nag moom gisu ci benn message boo xam ne message bi extraordinaire la seulement
dafa gis ne Bril mi ngi waxtaan ak ay xale yu jigéen te Bril leeral na lu ni mel nee na xale yu jigéen yooyu muy waxtaanal ce sont tout simplement des fans. Bril ba tey di xamle ne moom fans yu jigéen la ëpp fuuf que fans yu góor te ñoom ñu ci bëri day waxtaan ak ñoom lu bëri ci par téléphone ndax boo nekkee star am say fans dafa jaadu lool ngay déggante ak ñoom di waxtaan ak ñoom di saafonte ak ñoom. mais nag Dieyna moom jalousie dong moo ko emporté ba defloo ko lii mu def nii loolee moo waral Dieyna jël téléphone kii di Bril denc ko di lire message yi waaye itam di tontuwante sax ak ñenn ñi. loolee sax moo waral Bril moom dem ci commissariat ba porté ji plainte contre X ndax nee na ku dem bay messageante ak ñi nga xam ne ñoom ñooy ay fansam ak ñeneen cela veut dire que am na accès ci ay données personnelles am maanaam mën naa tijji téléphone am te xam na téléphone am lan moo ci nekk. loolee moo waral moom Bril mu demoon dénoncé ji porté ji plainte contre X ndax xamul woon exactement kan moo def loolu. te Dieyna da doon jël téléphone Bril di capturer discussion yi nga xam ne mi ngi ko doon am ak ay quelques fansam yu jigéen di ko jël di ko envoyé waat boppam moom ci téléphone am ñëw di ko wan Bril. waaye Bril nag nee na erreur bi Dieyna def mooy bi mu demee ba lire message yi nekkoon ci téléphone am moom Bril Dieyna dafa waroon ñëw waxtaan ci ak moom ne ko yow kat lii ma gis sa téléphone bi nii lan moo ko waral comme ça mu mën ko jox ay explication waaye Dieyna def ko loolee moo waral moom Bril mu dem porter ji plainte. waaye nag bu xamoon teeloon xam ne Dieyna moom moo nekkoon derrière tout cela kon du mës a bind plainte di ko yóbbu ndax moom xam na ne Dieyna jigéenam la rakkam la xaritam la en même temps aussi mère de famille la du xalaat mukk dem di ko naan da koy jéem a tëj prison bien vrai que Dieyna jot naa def 14 jours ci prison bi. waaye Dieyna moom reconnaître na ne dafa def erreur ndax daal moom elle a été mal conseillée elle a été aussi mal informée. loolee moo waral mu doxalee ni mu doxalee waaye daal moom rëccu na ko lool te yenn wax yi nga xam ne jot nañ koo wax jëm ci kii di Bril ak diggante sax kii di Marichou mi nga xam ne ñoom ñaar jot nañoo génn lu toll ci 3 ans Bril moo ko xamle nee na daal loolu dara amu ci. amul benn vidéo sextape boo xam ne mi ngi ci biir téléphone Bril amul benn vidéo boo xam ne Bril ak Marichou dañ cee nekk di def naka su dul noonu boo xam ne moom gis na ko ci wala partagé na ko ci nee na loolu yëpp dara amu ci. moom sax Bril neen dafay tiit des fois buy dégg yenn site internet yi ñuy relater yenn information yoo xam ne leer na ko ne loolu amul parfois sax ak moom yaayam ni nga xam ne da ko rusee moom Bril bu yaayam déggee yenn information yi commencé jaxle sax daan taal otoom daw gaaw seeti yaayam pour expliquer ko xamal ko ne ko li nga xam ne moom lañ nekk di wax ci moom dara du ci dëgg. ci biir interview bi jot nañoo dellu si waat ci li nga xam ne jotoon nañ ko wax ci seen diggante que ne Bril da doon profiter ci Dieyna parce que Dieyna moo ko doon financer moo ko doon luyeel appartement ba pare itam di ko jox xaalis pour yenn activité mi mën koo def. Bril nag moom nee na loolu dara amu ci ndax moom jamono jamiy xeex pour mën a créer li nga xam ne moo de labelam boobu fekk na Dieyna Baldé nekkagul sax ci biir musique bi wala ba dem bay nekk star ndax moom sax jot naa liggéey ak yenn artistes yoo xam ne ñëpp xam nañ leen fii ci Sénégal ku ci mel ni Djiba ku ci mel ni Bass Thioung ku ci mel ni waa Safari Abdou Guité Seck ñooñu nëpp jot naa liggéey ak ñoom te ñoom li nit ñi di wax naan Dieyna Baldé dafa dëkkoon fii ci appartement wu Bril loolu du dëgg ndax ñooñu ñëpp daan nañ fa ñëw di liggéey ci te mosuñu faa fekk Dieyna waaye li jaaxal nit ñi mooy concubinage bi nga xam ne jiiñ nañ leen ko itam kii di Dieyna Baldé dafa nekkoon ci ay problème jóge ko ci kii di Diop Iseg tey jii ñu déggaat ki ci problème bi moom ak Bril loolee moo waral ñu bëri jàpp ne kii di Dieyna Baldé dafa mel ni amul ay conseils yu parents wala boog ay parents dañ koo suivre Dieyna dikkaat na ci loolu moom nee na ay parents am ñu ngi koy suivre yaayam itam bëggul dara lu ko métti te itam su ko déggee mu nekk ci yenn jafe-jafe yi day mel ni moom àddunaam day mel ni lu xaw a tukki ndax ku nekk day dal ci kawam ay parents am ay magam ñu nekk dañuy dal ci kaw yaayam nan kan daal yow yaa yàq xale bi waaye daal moom nee na yaayam mi ngi koy jàppale mi ngi koy soutenir saa su nekk waaye daal da koy métti moom Dieyna à chaque fois bu ñu génnewee information boo xam ne doy na waar lool ci moom yaayam di ko dégg di am lu ko naqari waaye daal mu mel ni nag ni problème bi nekk na jàngat bu rëy ci kii di Bril ak kii di Dieyna ndax Bril moom nee na lim ci gën a jàpp mooy que ne Sénégal fii booy def na nga def lu baax ndax nit ñi akkamtiwuñu lenn lu dul nga def benn petite erreur ba ñu jël ko dévoiler ko teg ko ci penc mi ñëpp di ko waxtaanee ñëpp
di ko gis. te sax li si gën a doy waar mooy Bril moom ci ay kàddoom nee na Sénégal boo defee benn erreur au lieu sax ñu relater l'erreur comme tel dañ ci dolli yoo xam ne yow leer na ne lii dara amu ci te doo xam fan ngay taxaw pour mën a setal sa der. loolee sax moo waral ñoom ñu accepter ñëw ci interview bi nga xam ne waa Seneweb accordé nañ leen ko ngir ñu mën a leeral Sénégalais yi seen diggante ñoom ñaar lan moo ci xewoon. waaye nag problème bi dafa nekk problème boo xam ne dafa délicat ndax ki nga xam ne moom moo di Dieyna dañ koo jotoon dégg ci ay problème jógee ko ci Jove Iseg comme niñ ko waxee woon sànq kon waroon naa mën a éviter complètement ñu koy déggatiwaat ci beneen problème boo xam ne dañ ciy tudd lu jëm ci wàllum concubinage maanaam dëkk ak góor boo xam ne sëyoo ak moom seen diggante kenn daganulu ko. Bril itam nekk ab star nekk koo xam ne Sénégal ñëpp ràññee nañ ko kon waroon nañoo éviter di dugg ci yenn débat ak yenn discussion yoo xam ne képp ku leen dégg wala képp ku leen gis dina leen xeeb ndax Sénégal dafa nekk un pays de valeur nekk dëkk boo xam ne mag ñi dafa am yoo xam ne dañ ko fee samp am yoo xam ne dañ ko fee bàyyi muy éthique ak déontologie boo xam ne nit ki war naa tax yow lépp looy def ak lépp looy dugg nga xool ko settantal ko surtout que nag boo nekkee ab star ndax am na yenn yoo xam ne jeunes yi dañ ciy copier dañ koy xool jël ko def ko comme modèle alors que tey jii Dieyna ak ki nga xam ne moo di Bril bu ñu nekkee ci naka sudul noonu xale yu ndaw yi nga xam ne ñoom tey jii ñoom ñoo fi nekk mën nañ leen influencer bañ jàpp ne ñoom ni nga xam ne ñoom la ñuy dundee loolu moom moo baax loolu la ñu war a reproduire alors que une société doit avoir une vision société war na tàggat ay ndawam de telle sorte que ndawam yooyu noonu mu ne d'ici 10 ans ou 15 ans ou 20 ans bëgg naa produire des chercheurs bëgg naa produire des ingénieurs bëgg naa produire des médecins spécialistes bëgg naa produire nit ñoo xam ne ils seront aptes à répondre aux exigences du monde xam ne dëkk bi li mu soxla adduna bi li mu soxla mooy lan des personnes bien informées des personnes bien éduquées des personnes très disciplinées qui ont le sens de la citoyenneté et du patriotisme loolu mooy waral Sénégal ëllëg ñu mën a dem tendre vers le développement te dëkk boo gis ndaw ñi ñoo koy defar loolee sax moo waral li nga xam ne moom mooy données personnelles état bi du Sénégal war na see gën a def ay jéego jéem a xool naka la ñuy gën a encadrer ndaw ñi ak itam utilisation wu internet beex portable yeex lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllum nouvelle technologie de l'information et de la communication ba nga xam ne ces jeunes là seront bien préparés pour bien les utiliser et les utiliser à bon escient de telle sorte que mu mën a amal njëriñ population wu Sénégal. li nga xam ne rek moom la ñuy jeexalee bi la jàngat mooy parents yi parce que kii di Dieyna Baldé gis nañ ni erreur yi ñu koy dégg yëpp day mel ni comme si amul ay parents yoo xam ne war nañoo mën a taxaw ci kanamam ne ko kat Dieyna nii nga war a doxalee te moytu lii ak lii ak lii waaye day mel ni Dieyna ku amul kilifa la te nit dañuy faral di wax naan boo amul foo wéeru da ngay neex a bëmax kon nag Dieyna war na mën a gën a delluwaat ginnaaw xoolaat fi muy teg tànkam waaye itam gën a wéeru ci ay kilifaam waaye itam ay kilifaam gën a jël seeni responsabilité jëm ci seen doom ndax Sénégal am na leneen lu ñu aadawoo loo xam ne mooy lan xale mag moo koy wan fu muy jaar waaye itam xale bu xamatul fu mu jëm day delluwaat ci mag ñi ñoom ñu teg ko ci yoon loolee moo waral parents yi war nañoo gën a am le sens de la responsabilité gën a xool nu ñuy yaree xale yi gën a xool nu ñu leen di éduquer waaye itam gën leen a teg sur les rails parce que une société c'est la volonté générale jàppal ma jàpp la kii day indi bëgg-bëggam kii indi xam-xamam kii indi mën-mënam kii tamit indi ay bëgg-bëggam waaye dañuy jël yëpp tënk ko ci benn mooy lan la volonté commune la volonté générale pour avoir quoi une société paisible une société qui vit dans l'harmonie waaye itam ñu am société boo xam ne day am ay normes ak ay règles yu koy régir yoo xam ne képp ku ko jiggaani rek ñu dal sa kaw tegaat la sa place ba nga xam ne beneen yoon bala ngaa def quoi que ce soit di nga réfléchir plusieurs fois de telle sorte que doo lor kenn ci société bi waaye itam doo lor sa bopp li ñuy jeexalee bi la chronique rek mooy que ne kii di Dieyna Baldé ak kii nga xam ne moom moo di Bril lii doy na leen jàngat boo xam ne war nañ ci tirer ay leçons yu bari jëm ci beneen yoon lépp loo xam ne ñoom ñaar dinañ ko entretenir wala lépp loo xam ne dinañ ko liggéey ndax sax ñoom ñi ngi xam ne ci fin wi interview bi que ne malgré problème yi fi jot a am malgré que Dieyna dugg na prison que Bril porté woon na plainte contre X ñoom ñaar projet yi ñu amoon dañ koy continuer waaye nag nanguwuñoo leeral benn yoon lu jëm ci seen diggante ñoom ñaar maanaam seen relation amoureuse ndax dañ koy
continuer ba tey wala bokk dañ koo arrêté nangu wuñ cee joxe ay leeral ndax daal ne nañ loolu seen vie privée la ñoom ñaar kon ni mu nekkee seen vie privée ba nangu wuñ cee wax nañ def noonu ba ëllëg incha allah lépp lu mënti xew seen diggante mu nekkaat vie privée sénégalais yi duñ ci jot duñu pervertir population sénégalaise duñu pervertir la jeunesse kenn du ci indi wax boo xam ne day indi ay sos wala lu ñuy leeral ci biir télévision ndax Sénégal kat tal nañ leneen lu dul ay relation personnelle li ñu gën a tal mooy son développement.